membre SN communication bu PASTEF moom moo nekk tey suñu gan ci bët set alors c'est-à-dire ñi nga xam ne ñu nekk waa coalition Benno Bokk Yaakaar génn nañ ngir wax ni ci wàllum ngañaay gi ci 43 départements 32 ñoom ñoo ko gagné 10 capitales régionales yi ñoom ñoo jël presque li ci ëpp alors yéen lan ngeen di teg comme lu nga xam te ni kenn du ko mën a teggi ni li ñu wax dara du ci dëgg. de façon factuelle maanaam ci loo xamante ne mënees na koo teg laal ko. ay PV la. résultat yi nga xamante ne moo génn ci urne yi ñun suñuy mandataire signé ko. ñoom seeni mandataire signé ko. waaye élection yi jaarul ci yoon mooy li nga xamante ne parce que dañuy ragal ñu am ndam fenn fii ba fàtte organisation élection yi. d'accord élection yi l'organisation est un fiasco. pourtant le ministre de l'intérieur nee na tout est nickel. ministre de l'intérieur du waxkatu dëkk Antoine Diome moom ñëpp xamee nañ ko loolu élection bi déjà mën nañ problème yi ci am le jour J déjà. yéen ñëpp vos reporters étaient sur le terrain. ñaata yoon lañ leen wax ne à partir ba 10 heures ñu ne leen fii élection yi tàmbaleegul. élection bonne heure la war a tàmbali. am ay école aussi ma dolli la ko si dañoo arrêté 15 heures pour reprendre à 16 heures. loolu yëpp. mooy wane ne élection yi jaarul ci yoon. fu mel ni Thiès Nord bi Birame Souleye gagné. en un moment sax empiété nañ élection yi xam nga lu tax dañoo dem ba mujj gi bulletin wu Yewwi Askan Wi amatul ci yenn bureau de vote yi. feuille blanche la ñu jël. bind ci Yewwi Askan Wi te loolu baaxul ci ñun parce que ñun dañoo def suñu communication ci bulletin waa ki nga xamante ne moom mënul lire xamul bulletin boobu la jàppoon ci ba xelam bu ñëwee moom ne ñii laay voteel ñëw gisul bulletin bi lu muy ku muy voteel xamul donc yooyu yëpp muy ay fiasco donc vraiment dans cette élection là boo demee tey jii fi nga xamante ne moo dem am parcelle mooy le même problème donc pour dire tout simplement que ñun suñuy fay yi nga xamante ne moom la ñu teg mooy cette organisation de cette élection là fiasco la dara réussir ci li fa xew ñu jël bulletin teg ko ci suuf waaw loolu yëpp nag kenn la ak équipe am Antoine ak ñi nga xamante ne les autorités territoriales ils ont échoué d'accord loolu c'est leer na ñaareel bi nga xamante ne la ñuy teg ci fi ñu gagné ñun te moom la ñuy teg di leen ko tontee mooy les procès-verbaux. d'accord léegi gagné ngeen yenn ci commune yu bëri bëri Ndakaaru Ziguinchor ak yeneen ciy gox mais li ñu bëri di xalaat moo di est-ce que daañu leen bàyyi ngeen liggéey ndax yéen ñu ci gën a bëri déjà seen i discours ak seen i yenn ci sortie moo di quand même pare woo leen pour liggéey ak ñi nga xam te ni ñoo nekk gouvernement wala état. xam nga mbir mi c'est très simple. budget mairie. dafa am lu ndaw. loo xamante ne moom la état di jox am ci lu yaatu loo xamante ne que am nga possibilité dem jëlee li ko sa bopp à travers les partenariats public privé à travers yu baree bari yoo xamante ne yow yaa ko moom dafa war a dellu si sa loxo ñoom bu ñu bëggee ndëgg sërëx gi population yi dinañ ko xam mais li wér te wóor fenn rek laa xamante ne bu ñu ko assuré ñoom mënuñ ñoo tere liggéey xam nga muy fan mooy lépp lu ñuy liggéey mu jaar ci transparence respecter procédures yi bu ñu ko defee ñun fépp foo xamante ne préfet wala sous préfet jéem nañu faa ndëgg sërëx dinañ wan ne kat lii du yoon parce que lépp Sénégal li ko régir ay loi la ak ay normes d'accord donc loolu je ne pense pas que war na mën a avant dernière question Barthélémy Diaz moo nekk maire Ndakaaru Ousmane Sonko Ziguinchor mais ñaari candidats yooyu yëpp ay candidats yooyu askan wi la mais dafa mel ni am na benn épée de Damoclès bu nekk ci seen i ndodd mu di kii mu ngi ci contrôle judiciaire kii foog naa le 2 mars war na wuy ji sa yoon. ça ne pose aucun problème. bu ñu ko dooree délégation spéciale. bu ñu dooree kan délégation spéciale. Barthélémy Dias yóbbu ko ci yoon comme ni ñu def Khalifa Sall indi woon Soham Wardini bu ñu defee cas boobu ci moom. lay 2017 du 2022. loolu daal mooy seen slogan bu bees Ahmed. lay bee du lay bi. d'accord la woon woom mi la. lu foofu rek loolu la nga ci bëgg a tontu. moo ci tontu mais j'en profite. parce que et c'est très important bu ñu ma ko mayee. dañoo am candidat boo xam ne man ba tey mënuma ci wax parce que c'est avec beaucoup d'émotion. Et ça nous a du ma ne fait mal. mais daf ñu touché bu baax a baax. muy ku mel ni Bassirou Diomaye Faye ca Ndiaganiao. parce que. Bassirou liggéey bu baree bare bu ñuy def Pastef mooy nekk ci ginnaaw di coordonner Bassirou dal na teey na am xam-xam mu nekk koo xamante ne principe am c'est inaliénable. mais ma ñëw rek non dañu xoj ni déjà nga remercier ay Bassirou Faye tamit. bu ma ko yeggalewul moom du may tontu ci beneen. d'accord et ça me tient à cœur parce que tout simplement
dañu koy féliciter ci courage bi mu am dem élection yi di ko féliciter également ci dignité bi mu wane ca ngoon nga bi ñu amee procès-verbaux yi avant ñuy wax sax mu féliciter ki nga xamante ne moom mooy concurrent am di ko wax ne nous sommes de tout cœur vraiment avec lui ci liggéey bi nga xamante ne tàmbali na ko di ko wax ne ko ñu ngi koy renouveler bu baax a baax a baax a baax suñu respect ak admiration. d'accord vraiment ma dernière question consiste ci li nga xam moom moo concerne li soxal wàllum monnaie locale bi nga xam te ni bokk na ci seen i projet léegi kañ ngeen ci Ziguinchor ndax ba léegi yéen a ngi dëggal seen gëm-gëm ci monnaie locale boobu. monnaie locale bi tey am naa occasion wax ci parce que biñ ciy wax ba tey maa ngi ci campagne taluma ko woon foofu tout d'abord. xam nga bis boobu bi Ousmane Sonko di présenter programme am man maa nekkoon modérateur maa doon joxe kàddu gi daf ne ñun liggéey bi ñu fi bëgg Ziguinchor war na mën a dem ba am monnaie locale boo xamante ne day ñoŋal koomam. war na mën a dem. il n'y a pas confirmé. d'accord parce que moom waxul ne dama fay def monnaie mais xam nga nit ñi déjà loolu leer na déjà ñu njëkk a réagir. xamuñu woon man sax déjà monnaie mbir mi locale jaaxaloon na ma réeroon naa ci ba démb rek maa ngi ciy waxtaan ak. léegi kaay ma dollil la. pour wane la nit ñi Ousmane bu ne woon sax dinaa fi def monnaie locale. bu boobaa moom day trahir boppam dinaa la wax li tax. monnaie locale da nga koy proposer Sénégal dem waxtaanteeg ñi nga xamante ñoom ñooy BCEAO. ñu nangul la ko nga mën ko fay def nekkul yow yaa koy décider nekkul man maanaam dama fi def monnaie locale question bi ma njëkkoon a posé mooy ban prérogative la maire dëkk war a mën a am. ba def ko monnaie locale man question boobu laa njëkk a posé. Ahmed lii nga wax nii xam nga ci lan lay dellu. waaw moo tax su ma ko waxee on m'a dit que j'attaque toujours ma corporation. mais aussi ça def li nga wax nii daf ma xaw a jaaxal parce que démb déglu naa Moussa Balla Fofana ci TFM mu ne projet monnaie locale bi ci seen biir programme bi la bokk ci programme bi la bokk ba wax na sax ba mu ne moo nekk ponk 17 xaw ma suma juumul ci ay déclaration yow nga ne war na mën a nekk donc ça aussi est-ce que du am benn jaxasoo. xam nga man damaa lire programme Ousmane Sonko. texte nekk modérateur. texte nekk fa modérateur. waaw ma wax leen li nga xamante ne moo ci ne ak moom la wax. ma rappelé la ko ma ne. déjà amul kenn koo xamante ne am nga prérogative en tant que maire daat ne da nga fiy installer monnaie locale. li nga mën par contre. mooy faire une proposition ñu accompagner la ci moo am ci dëkk yi nga xamante ne fa la am yépp. monnaie locale nag lu baax la. ci dëkk bu bëgg a développé wu. boo xamante ne dañoo bëgg a xam nga lu tax monnaie locale ñu proposé ko. tey laa la koy wax. tey moo tax nit ñi wax dëgg neex yàlla man damay bëgg ñuy gëstu tuuti balaa ñuy réagir même ñun sax journaliste ba ci man. bu ñuy réagir ci dara nañ ci gëstu parce que buñ ci gëstoo souvent dinañ mën a am tuuti intelligence xam lu tax ñu proposé ko xam nga monnaie locale mooy dëkk boo xamante ne. seen koom nekkee politicien nag da ngaa seen koom yóbbu ci journaliste yi loolu léegi vrai politicien seen koom monnaie locale mooy ñi nga xamante ne seen koom dëkk boo xamante ne seen koom mën na am doole lool mais amul protection ñu war koo protéger boo demee fu mel ni par exemple Casamance ci large ñëpp nangu nañ ne mën na nekk li nga xamante ne moom mooy locomotive économie Sénégal boo fa demee anacarde am na fa lépp fa am muy loo xamante ne bu ñu ko mettre en valeur def fa ay usine transformation fruitière def fa ay tool lépp dox mbir la moo xamante ne mën na yóbbu Sénégal ci kanam bu baax a baax mais malheureusement foofu noonu étranger yi dañ fa ñëw envahir ko foofu noonu suñu anacarde bi dama la ciy jox anacarde bi est-ce que xam nga ñaata lañ ciy perte anacarde bi ñooy jaayee kilogramme bi ñu maanaam 400 000 francs tey jii nii ñun bu ñu ko amoon mën nañu faa def usine anacarde. ndaamaraas bi est-ce que xam nga ne ndaamaraas boobu dañ koy jël di ko exporter de façon brute alors que ñun bu ñu ko jëloon à travers une usine boo xamante ne 400 000 millions dong lay jar 400 millions ñu def ko fa dinañ mën a transformer ndaamaraas bi ba nga xamante ne buñ ci doon am sur chaque kilo tey jii nii dans l'export 400 francs chaque kilo ñun bu ñu ko transformer suñu bopp mën nañ cee am 2000. muy benn chaque kilo laa la wax de au minimum ñaareel bi nga xamante ne lañ ciy am est-ce que xam nga ne boo exporté benn produit yaa ngi exporté waale employé maanaam loo mënoon a def ba say ndaw liggéey fa dans cette zone là yaa ngi koy jël di ko jox ñeneen ñoom ñu koy utiliser pour seeni ndaw maanaam ñun li ñuy jaay fii di ko jël di ñu koy exporter ci wàllum gerte ci wàllum ndaamaraas ci wàllu produit boo mënta jël ñu jël ko exporté ji ko foofu bu ñu ko fa yóbboo foofu rek xam leen ne ñun ñoo ngi jëlaale
ay emploi yoo xamante ne mënoon nañ koo créer fii jox ko ñooñu ñu créer ko jox ko seeni ndaw ba pare fiscalité boobu ñu ngi ci am ñoom jël ko dugal ko seeni état yooyu ñoŋ ci ñun suñu état duñ ci ñoŋ bëgg ñun ñu ñoŋ ci moo tax Ousmane daat ne pour protéger lii yépp nag ak homme d'affaires yi nga xamante ñoo nekk fii mën nañoo def benn monnaie boo xamante ne monnaie locale la c'est entre nous Casamance boo fi duggee pour étranger yi nga xamante ne ñu ngi fiy ñëw bu boobaa ñoom ñu teg leen ay contraintes yoo xamante ne duñ mën a nasaxal suñu koom waa loolu est-ce que baax na ci Casamance wala baaxul ci Casamance loolu est-ce que baax na suñu koom wala baaxul suñu koom bu fekkee ni nga ko waxee nii la demee baax léegi nag loolu incha allah bu dee noonu la demee y a pas de problème léegi nag problème bi nga xamante ne non noonu la demee léegi problème bi mooy ki nga xam ne moo ci njëkkoon wax gisaat ngeen ma wax ci Moustapha Diakhaté daa bind wax tuuti parce que xamuloon luy monnaie locale démb rek moom Moussa Balla Fofana insisté waat na persisté na ci li nga xam moo nekkoon position mais mooy li may wax rek souvent dafay am lu may tuddee mauvaise foi mais dafa arrière parce que dem nañ ba xam nga nag léegi nag Sénégal nag fi mu toll en 2022 loolooy li ci neex da ngay wax dara surtout ku mel ni Ousmane Sonko ay ndawam ya nekk Europe génnee wan la luy monnaie locale gis ngeen ko bu ngeen ko gisul dinaa leen envoyer vidéo bi ngeen am possibilité moom moo contesté woon projet bu. oui dafay am mais j'étais en train juste de vouloir dire que boo xoolee parce que nit ñi problème bi ñu bëggoon jox dimension lañ ko bëggoon jox parce que ci campagne la ñu jëm daat ne non day jël affaire fibre régionaliste parce que dañ doon bëgg a décrédibiliser wax ji déstabiliser ko diaboliser ko parce que ci campagne lañ bëggoon mu ñàkk ñu ne xool leen sénégalais yi xool leen li Ousmane Sonko di def fele fekk na ñiy wax ñoo yëpp xamuñu luy monnaie locale pour tënk wax ji daal monnaie locale mbir la moo xamante ne da lay dimbali yow sa localité ak dëkk ba nga xamante ne fa ngeen nekk seen koom ngeen mën koo protéger ba nga xam ne képp koo xamante ne mu nga bëgg a dugg ci dëkk ba wala bëgg a jógee ci meneen réew ñëw ci réew moomu te du sénégalais ñu protéger ko de sorte que moom affaire yi du yomb ci moom muy jël mbir mi di ko yóbbu dafa am seen benn candidat bu nga xam te nii ci Yewwi Askan Wi la bokk ngeen investiroon ko foofu ci commune bu Ndiabel dans la région de Kaolack moom ci biir campagne yi lañ ko teg mandat de dépôt actuellement mu ngi Rebeuss ci biir élection yi moom moo gagné sax moom moo gagné ci commune am te mu ngi woon kaso alors ñoom ñu bëgg aussi yéen waa Yewwi Askan Wi yéen jàpp leen ci xeex bi ngir seen maire boobu nga xam te ni bi ñu koy fal moo ko ci kaso bu mu mën a génn. ban dëkk la. Ndiabel waaw bu ñu xamee dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax du ñàkk ñi nga xamante ne ñoo ñuy déglu dinañ ci bàyyi xel dinañ ko jàllale ba xam exactement dossier bi lan moo ci ne parce que ñun moom toujours li ñu nekk rek transparence dossier mu doon affaire yu yaa ma neex de parce que moom laa lay wax déggoo ma ne la du xam dossier bi lu ci nekk néew ma la nañ ko bade dossier bi lu ci nekk suñuy avocat bu ñu ko xamee bu boobaa dinañ mën soog a mën a am posture d'accord bëgguñu fal maire yuy wurit tamit loolu kay Ousmane wax na ko. waaw mu ngi noonu. Aïcha benn question Aïda da nga am benn pour ñu tëj. dafay ñëwaat ba tey sànq si jeunesse bi Aïda doon wax rek ñu gis démb li xew fële ci mairie bu Yoff mairie bi nga xamante ne Issa Laye Samb moo ko jël par rapport ak li ma doon wax sànq rek préparation ak li ni mel ndax ñëw nañ saccagé mairie bi nee nañ jël fa ay dossier administratif est-ce que loolu yéen a ngi ko doon xaar ak naka ngeen ko dundee. waaw dossier administratif moom foo gis ñu jël si ko fa. dinaa la wax ñaar technique la xam nga gars yi dañ koy def foo gis ñëw sa case jël ay dossier administratif wala lay duudu nga def FONGIP fexe ba lakk dossier ya c'est parce que am na looy nëbb mais nëbb na la fa mu ne am Sadikh parce que tey yaakaar naa ñoom dese nañ fa ay bés balaa ñuy mën a jox Issa mairie bi waa léegi ils ont encore le temps de prendre les dossiers il faut toujours léegi nag kaay ma expliquer la maanaam tey yow boo ñu la joxoon benn mbir ñu dénk la ko nga war a rendre compte boo dee amul incident bu mën a justifier ne dossier bi amatoo ko dossier bi da nga ko war a indi amul foo mën a jaar pour bañ a indi dossier bi léegi nag comme ñun moo tax d'ailleurs Yewwi Askan Wi seeni maire yi ñu fal foofu ñu xalaat ci loolu dañoo war a dépasser dossier physique lépp ñu def ko de façon électronique digitaliser ko ba nga xamante ne amul fu mu bi jaar bay rëcc parce que loolu mooy li nga xamante ne mooy yoon tey jii nii FONGIP Doudou Ka bi mu fa jógee daf ne waaw dafa lakk créer ay affaire ba fi mu ne nii am na dossier yoo xamante ne kenn gisatu ko loolu ci lan nga mën a attewoo tey jii nii boo bëggee rendre compte ci de façon transparente ci dossier waa Benno ñoo sàcc démb dossier administratif en tout cas c'est une technique man souvent bugguma di avancer sur des choses yoo xamante ne maîtriser wu ma parce que man sax information bi yow yaa ma ko jox mais li wér te wóor ça peut être une technique kon nañ ko bàyyi xel c'est-à-dire man li ma bëggoon wax naru ma woon a wax mais da nga laal fenn fu ma intéressé et il faut que ngeen dimbali ñu si xaw ma yóbbante lay doon xaw ma damay laajaale lan ngeen ci namm mooy digitalisation boobu nga wax muy self service yi nga xamante ne ni monde bi fa la toll actuellement ñun Sénégal ñu ciy des ginnaaw ba léegi
je donne des exemples yoo xamante ni dafa banal benn français par exemple bu jógee France ñëw fii Sénégal su extrême réeroon wala mu soxla extrême fii de naissance bu Sénégal il n'a pas besoin muy yónnee waat ba pare ñu koy yónnee wala muy delluwaat ba pare pour uti ko parce que fii lay toog dugg ci téléphone am demandé ko ñu jox ko scanné ko par mail mu dem tirer ko dem déposer fi mu bëgg déposer est-ce que mën ngeen ñu dimbali ngir yàlla war a suuri ci Sénégal bu ndaw bii benn doomu Kaolack bu nekk Dakar soxla extrait de naissance am wala ca tribunal ba ca casier judiciaire am demandé ko ci téléphone am ñu yónnee ko fii mu dem tirer ko dem doxi soxlaam est-ce que mën ngeen ñu dimbali ci informatisation li nga xam ne moom mooy suñu état civil yi self service yi ñu mën ko am en temps réel doomu dëkk bu nekk fa mu mënti nekk di ngeen ñu wàcceel maire yëpp nag pas maire yi non je parle de Sénégal non man li ma si gën a intéressé mooy dinañ fi dindi rang bi këy yu metti yi dinañ dindi Mañoon Aïdara war a xëy si fii def si bët set demander permission pour dem Kaolack pour jëli ji këyit wallaay dama war a dem Kaolack ni pour jëli ji sama extrait de naissance xoolal dimbali ñu tamit ci beneen aspect boo xam ne ci seen xeex yëpp loolu moo mës a nekk xeex bi muy la corruption parce que loolu source de corruption la bëri na ñoo xamante ni tey jii seen i këyit dañ ko falsifié wala nangam ak nangam tayal a dem bi il préfère dem ci benn état civil Pikine fay fa ñu xoolal leen page vide créer leen fa këyit parce que Pikine la ñu dëkk léegi fa la ñuy liggéey fa la ñuy def léegi Tabaski ba Tabaski la ñuy dem Diourbel wala la ñuy dem Ziguinchor corruption boobu tamit di ngeen ko xeexaale ak li nga xamante ni moom mooy anomalie voilà donc loolu moom xaw ma lu ngeen ci namm mais bu ngeen ñu ci dimbalee te yàlla tax dinañ def benn pas bu ngand ci avancement surtout ci li nga xamante ne nii moom mooy rapidité réduire parcours bi nga xamante ni moom la sénégalais yi di soxla ci seen i këyit ak leneen ak leneen xaw ma lu ngeen ci namm nag mais dimbali leen ñu ci te yàlla tax boo demee lii programme bu roog bu Ousmane d'ailleurs bi muy def présentation wax na ko bokk na ci yi nga xamante ne nee na moom daf ko fay def Ziguinchor ku mel ni parce que damay lay wax man suivre ma programme Yewwi Askan Wi yëpp candidat yëpp parce que dafa xatoon ak li ñu am ci ay candidat mais dama lay wax ñoo xamante ne déglu naa leen gis seen programme proposé nañ ko Patte d'Oie gi may mën a jooy proposé na ko Barthélémy Dias proposé na ko Ahmed Aïdara proposé na ko Khadija Mayakor proposé na ko Babacar Diop proposé na ko ñooñu su ma leen jëlee comme exemple je suppose que ñeneen ñi dinañ ci bàyyi xel même buñ ko amul woon ñu bàyyi xel wax ko mën a proposé parce que seen couleur am si seen kuréel gi am na lu mën a imposer par exemple seen maire yi ci li nga xam ne jàpp nañ ne seen prérogative la te ñu mën ko def ñu maase def ci parce que bu dajee nag ci lay gën maa xam nga affaire bi terme imposé bi day xaw doy waa dinaa la wax li tax xam nga li nga mën rek mooy nañ kaa leen toog waxtaan puisque ñoo bokk yoon ñu ne kat lii mooy li gën Sénégal ñu ne ñun ñëpp nañ leen ci tënku muy benn genre convention entre nous entre les maires surtout man sax dama jàpp ne wax dëgg neex yàlla xanaa maire même bu dee benn bokk yaakaar la bokk xanaa lu mu ñàkk a yeewu war na mën a nangu ne loolu luy avancer localité am la pour man war nañoo mën a organiser woo de sorte que ñi nga xamante ñoom ñooy maire Sénégal yépp ut benn partenaire boo xamante ne moo war a gérer loolu yépp gérer leen ko ba nga xamante ne partenaire bi nag na nekk sénégalais parce que suñu man ci élection yi laa gis jeune IT yoo xamante ne bu du woon ak ñoom yàlla xam na ne ñi def ñu loo xamante ne duñ ko gis est-ce que xam nga ne pour wan leen ne suñu gars yi liggéey bi ñu liggéey est-ce que xam nga ne bureau de vote Dakar yi Dakar laa lay jox exemple pour wan na la ne liñ bëgg a def dans les états civils lu mën a nekk la gis nga bureau de vote bi ñu naan compté bi jeex na bi ñu nee compté bi jeex na juste teguñ ci 5 minutes ñu am ñun tous les résultats xam nga lu tax parce que en réalité buñ toogee ci bureau de vote yow nga nekk suñu mandataire buñ nee Yewwi Askan Wi 1 yow ak sa téléphone bind nga 1 ka toog fële jot ko dugal na ko ci ordinateur bi ci suñu QG yépp gars yi toog de sorte que dañoo amoon logiciel boo xamante ne boo ko ci dugalee da koy répertorier automatiquement boo paree rek cliquer logiciel bi da lay jox résultat yi ñu xam ne résultat yi moo nekk ci PV yi d'accord moo tax sur le champ ngeen gis Barth teel a jubilé d'accord parce que c'était la vérité des urnes te loolu mooy li nga xamante ne moo am France 20h président de la République génn daan ne maa gagné wala maa perte mais parce que États-Unis également exactement États-Unis chaque 1 heure de temps mën nañ la jox ku raw ci vote yi parce que ñoom seen vote c'est électronique mais comme ñun suñu bos ce n'est pas encore électronique c'est physique mais bu ñuy def dépouillement bi instant bi muy génn mais dépouillement sax dama leen wax benn mbir boo xamante ne dafa war a mën a ne Sénégal war nañoo mën a toll ba tey pour dimbali li ngay wax moom mooy électronique bi war na mën a nekkee noo xamante ne bu ñuy dépouiller pour man dans chaque centre de vote war na mën a am matériel électronique boo xamante ne danaan fi kat y a 16 bureaux internet yegul fépp loolu aussi liggéey la ñu ne kat y a 16 bureaux ici
matériel électronique bi defee ko noo xamante ne à travers un logiciel boo xamante ne bureau bu ci nekk bu résultat bi di génn day dugg ba képp koo xamante ne citoyen nga bu dëkk foofu am nga accès ci résultat yi waaye amoo accès ci fichier yi parce que doo ko mën a changer parce que procès-verbaux yi aussi c'est important bu ko defee nga xamante ne résultat yi day nekk lu instantané ba bu génnee bu minuit jotee ñëpp xam seen résultat ñu xëy ñëpp a liggéey donc pour dire tout simplement lii la ñu appliqué ñun Dakar dans Yewwi Askan Wi Ziguinchor loolu la ñu fa appliqué de sorte que bi paree ñoom fi mu ne ñun boobu xam nañ ne mbir wéy na donc pour dire tout simplement qu'effectivement lii ngay wax nii c'est une responsabilité waaye gis nga Aïdara dégg la Ahmed gis nga loolu buñ ko fi dindi woon def mu nekk lu électronique li ñuy économiser ci xaalis sax mënoo xam ne mu toll lourdeur administrative yooyu daf fi war a deñ ba képp kuy sénégalais foo mënti nekk nga war a mën a nga nekk dès lors que nga nekk yow ci administration kii civil fichier état civil u benn commune rek ba xamante ne fa nga nekk sa tur boo ko dugalee da nga ci war a am accès ba boo gisee sa tur rek dañ la war a indil lépp bu dee da nga war a fay par Orange Money par pour ne pas faire de pub voilà yooyu yëpp nga mën koo fayee noonu yëpp de façon très directe bu ko defee ñu envoyé la ko lii mooy li nga xamante ne ñun loolu moom la ñuy proposé mais nag du yem ci état civil bi de ñun li ñu bëgg ñun même à l'Assemblée nationale bu ñu jotoon mën nañ ko informatiser noo xamante ne tey jii nii bu ñu nee war nañoo def benn projet de loi wala lu ñu war a voter mu am langue yu bëri yoo xamante ne dañ ko fait de façon tellement numérisée nga xamante ne dina am koo xamante ne dina ne waa lii lu mu doon mu cliquer ci langue boobu noonu biir Assemblée nationale à travers leur site ñu expliquer ko ci li mu nàmp mbir moomu lan la ba sénégalais bi xam kat loi bi lan mooy njariñam c'est important duñ fa yam également ministères yi ba dara dootul réer mais loolu mooy am réew noonu la ñuy organiser am réew fii ñenn fi def pointage lan mooy pointage amul kenn nit ku naan la noo ban heure nga ñëw déedéet da ngay ñëw rek teg sa loxo wala teg sa carte ñu xam heure bi nga ñëw moo am ci réew yu mag yi boo paree fin du mois ñu xam heure bi nga ñëw heure bi nga wàcc loolu mooy li nga xamante ne moom mooy doxal am réew loolu mooy li nga xamante ne tey jii nii fa lañ bëgg pour Sénégal dem léegi nag ñun lii ñuy wax nii moom lañ doon wax bi ñuy def campagne tey bi nga xamante ne jot nañ maire yi tëdduñu suñu ndodd wala suñu matelas naan kat jot nañ ko waxuñ ko on réitère li ñu engagé woon ne fa lañ bëgg egg ak Sénégal tey lañ gën a mën a wax ne lu ñu bëgg pour Ziguinchor tey lañ ko bëgg a mën a réaliser lu ñu bëgg pour Dakar lu ñu bëgg pour Thiès tey lañ gën a wax ne dinañ ko réaliser ak suñu kéem kattan bis buñ demee bañ ne nag ne problème am na ñu taxaw ne leen hey kaay leen lii dañoo ne dañ ko bëgg a réaliser lii mooy problème bi kaa leen xool solution pour ñu mën ko réaliser loolu mooy li nga xamante ne moom la ñuy xaar ci ñun te loolu lañ jàpp ne war nañ koo répondre pour Sénégal yi mën a am ndam laataa ñuy dem ci anniversaire bi en live fall ma wax rek ci sañse bi nga xam ne Mbagnione Aidara moom la sañse tey Mame Mor xaaral ma kiiwaat sax Babacar Ndiaye Mame Mor élégance li mu def tey ci Mbagnione Aidara laa bëgg ngeen wane ko nag bu baax a baax parce que Mame Mor élégance dafa jënd li nga xamante ne nii moom mooy collection bu bees tuddee ko li nga xam ne Go Gaynde la ko tuddee waaye donc Go Gaynde lu tax seen sponsor bi solo leen yéen ñëpp jox leen t-shirt man balaa maa dem j'espère que dina ma jox t-shirt seen sponsor bi parce que sinon daf may stigmatiser. léegi RN collection cadeau wu gagnant yi tey ci ngoon dinaa jël benn jox ko Sadikh Top bu ma ko joxee ba noppi après nag balaa ngoon nga yónnee livreur bi mu yónnee ma bu gagnant bi dinaa jël benn t-shirt gagnant jox ko ki nga xam ne moom mooy Sadikh Top ci bu ñu paree émission bi léegi donc Mame Mor élégance donc Go Gaynde la jénne donc lii mën ngeen ko commander yéen ñëpp mën ngeen ko amaat da ngeen koy commander am na sax boo xam ne noir la boobu moom c'est extraordinaire maa ngi Mbagnione blanc la ñu defal mais am na noir boo xam ne c'est extraordinaire version rouge bi ni mu ci mel non noir bi da ko exposé ca boutique ba jàllo du sol yi jàllo mais gis nañu génnee version rouge bi Sénégal voilà ba pare boole seeg pins boo xamante ne nii saa waay macha allah ak col service bi col cravate la bi col cravate la donc moom la jënd nii donc mu nekk lu extraordinaire Go Gaynde yi nga xamante ne collection bi 18 ans fukki at ak juróom-ñett la am ay waay fay leen micro Mbagnione bi te yàlla tax loxo ay da bul ràngati kii loxo très bien loxo bu set wicc Mame Mor élégance numéro bi loxo bu setee mu mën a bokk ak ay mag joxel numéro bi
d'accord ñi soxla numéro Mamor élégance pour am ci collection Go Gaynde bi nga xam ne supporter gaynde yi ñoo tax mu defar ko sell na mën na dem fu nekk mën na supporter également te am na classe 77 103 52 17 ngay def 77 103 52 17 mu nga ca Colobane donc Mamor élégance moo jaarati fii nii fu am solo fii nga xamante ne nii fi la Mandione Aidara jénn buñ ci noppee ñu dem daal di xool nag li nga xam ne moom mooy jeu concours Hélène Collection parce que Hélène Collection xam ngeen ne kan bi yëpp moo ànd ak waa bët set di leen solol li nga xamante ne nii moom mooy t-shirt polo wala maillot équipe nationale ngir supporter ñi nga xam ne ñoom ñooy waa équipe nationale nee naa nag yéen ñu ëpp wërsëg parce que yéen mën ngeen cee am te du ngeen sonn da ngeen di dem rek télécharger application bi bu ngeen ko télécharger ba pare ngeen envoyé ko ci numéro bi ma leen di waaj a jox jël leen 77 761 25 91 77 761 25 91 wala 76 189 25 91 donc numéro téléphone yi di 77 761 25 91 wala 76 189 25 91 su ngeen ci capturer li nga xam ne moom mooy téléchargement bi envoyé ko fa WhatsApp di ngeen am ay ngañaay yu am solo ñi gaña tey si ngoon bu ngeen xoolee di ngeen rëccu lu tax bokkoo leen woon ba le passé mais am ngeen sensu gañe ba léegi li nga xamante ne ni moom mooy yëre yu am solo parce que moom yamul ci ay maillot équipe nationale ak i t-shirt kese waaye dafay jaay ay chemise ay pantalon kaki ay ensemble chemise ak kaki ay ensemble costume ak matériel électroménager ci kër yi moo tax tey ngañaay yi am nañ ci ñoo xam ne am nañ sax ay ensemble chemise yoo xam ne jox na leen ko boole ci ay maillot équipe nationale ak t-shirt yu ñu mën a supporter moo tax daaw leen gaaw ngeen télécharger li nga xam ne moom mooy application RN Collection dugal ko capture bi dugal ko ci 77 761 25 91 wala ngeen dem fële nga xamante ni moom mooy seen place nekk ci jëppal ci allée Serigne Babacar Sy en face police su jëppal su ngeen fa demee rek wane li nga xam ne moom mooy seen capture téléchargement application RN Collection dinañ leen jox seen nga ñaay ci plateau spécial CAN bi nga xam ne Seneweb moo ko organisé maa ngi jaajëfal ñëpp Mandione ba ëllëg incha allah ak beneen gan gu am solo. jërëjëf Mohamed doon am mbégte gu mag